ate mbokk yi am nañu mbégte daje fii ak ki nga xam ne mooy sama xarit sama doomu ndey koo xam ne kenn dootu ko présenté muy Pape Thioune borom Prestige borom Allo Prestige di liggéey bu am solo ci li nga xam ne mooy Thiès région de Thiès mën nañu wax ni partout même rajo bi ñu ngi ko ciy déglu mu ciy amal ay jotaay yu am solo waaye nag mu liggéey bu am solo ci élection wu chambre de métiers yi pendant une semaine boo xam ne mu ngi ci concentré wu jël benn émission jagleel ko li nga xam ne mooy élection yi gindi askan wi gindi aussi artisans yi parce que ñu ci bari dem nañ ba xam importance bi nga xam ni mooy chambre de métier li mu am ci artisans yi Pape ñu ngi lay nuyu. maa lay fay sama xarit. waaw di am mbégte fekk la fii yow sama xarit nga moom. waaw maa ngi yow nous sommes des amis quoi. loolu lañ. te léegi ñoo bokk milieu léegi. waaw ñoo ko bokk de. léegi nangu naa la indil la léegi ci milieu bi. ci milieu journaliste yi. récupéré nga moom. waaw mi ngi noonu maa ngi lay ziar nag di am mbégte di nuyu képp koo xam ne rek seen ñi nga xam ne ñoo leen di bàyyi xel saa su ne parce que man vraiment man bokk naa ci ñi nga xam ne du ma arrêté RTT seen i programme parce que bokk ngeen ci ñi mujjee judd waaye def ngeen ci liggéey bu lu am solo keroog rek bi nga invité gars yi ñu def débat bu neex keroog Ndioba Sow ak ñoom maître Abdou Wade ak Ablaye Ngom keroog wax dama réew a bëgg a dee mu ngi noonu donc am na loolu bu am solo boo xam ne yéen a ngi ko ci joué ci paysage médiatique bu Thiès bi te loolu aussi lu am solo la mu ngi noonu waaye Pape ñu gis nga def liggéey bu am solo muy Allo Prestige nga jagleel ko pendant une semaine boo xam ni élection wu chambre de métiers yi dégg nga population bi ni ñu doon réactionné dégg nga aussi artisans yi ni ñu doon réactionné tey jii ñu ñëw ci jour vote bi ban jàngat nga def ci loolu. waaw gis nga liggéey bi ñu ci def moom c'est lu normal la parce que ñoo xam ne ëpp nañu 60 000 ci Thiès région bu Thiès wax nañ ñu bindu ëpp nañu 6 000 ñooñu dafa am pàcc bu am solo yoo xam dañ leen ko war a jagleel te dañ leen war a bàyyi xel parce que li ñuy tuddee secteur informel bi ñoo yor réew mi xam nga ma jox la benn exemple xam nga 17 millions de Sénégalais ñu lañ am ñun Sénégal am na 17 millions population noonu la toll 10 millions ñoo ci mën a xëy dem wuti dépense 10 millions ñoo ci yëngu mën a xëy dem wuti dépense 140 000 la ci état bu Sénégal di fay maanaam ñi 10 millions yooyu yëpp 140 000 personnes la ci état bu Sénégal di fay weer wu ne ñi yëngu ci secteur privé bi ñi ngi ciy fay toll nañ ci 300 000 soo ko boolee ñi nga xam ne ñooy xëy di fayeeku nekk fonctionnaire ñii secteur privé bi di leen liggéeyloo matuñu 500 000 ci 10 millions yoo xam ni ñoo ngi xëy di wuti dépense kon yow matuñu 500 000 c'est-à-dire que ni 9 millions 500 000 personnes yi nekk Sénégal tey doxal Sénégal yow nga beddi leen ñi leen bokk leen ci lu tax parce que yéen secteur informel ngeen. xoolal différence bi waa léegi nag ñooñu nag la ñu war a jox cër parce que plus de 97% liy doxal suñu koom ci ñooñu lay jógee moo tax nag bi affaire yi amee nag ma ne nag il faut que parce que desoon na dëgg-dëgg Thiès waay xam dëgg-dëgg lan mooy chambre des métiers Thiès waay xam village artisanal parce que tey jii boo génnee tey nga laajte tey wala nga ni damay dem village artisanal xam lu ñu lay wax fii foofu village boo xam ni Senghor président bu mu mës a fonk wala gan gu mu mës a fonk moom Senghor indi na la fii donc li ñoon mooy ñun nag en tant que Thiessois ñu participer ci li nga xam ne day tax Thiessois yi ñëwaat fii def ko seen yëfi bopp xam aussi chambre des métiers lan moo ko tax a jóg xam ñi ci nekk loolu moo waral nag ñu def ci liggéey bii. te gis nañu aussi engouement bi nga xam ne am nañ ko ci vraiment acteurs yi ci nekk aussi kontaan nañ ci liñ leen defal et puis c'est normal aussi. muy lu am solo loolu aussi permettre na occasion boo xam ne tey mën nañu wax ni nit ñi génn nañ électeurs yëpp génn nañ. ñëw voté si parce que fii suba ba léegi mu ngi fees dell. te aussi tamit jàmm mu ngi fi am. quand même déglu nga ñetti candidats yi. tey jii ban analyse nga def ci loolu. waaw déglu naa ñetti candidats yëpp wax dëgg fa yàlla am naa chance démb dalal naa ñaari candidats yi ci journée bi guddi gi dalal naa Sey président dalal naa leen déglu naa aussi seen programme déglu naa itam seen discours n'est-ce pas communication bi nga xam ne def nañu ko en tout cas lenn rek laa leen di digal ñoom te ci laay yem itam ndax al ishaara takfil al aqil arab loolu la wax junj doon na borom xel Barack Obama dafa wax ni mes discours les plus improvisés sont préparés à plus de 99%. Barack Obama nee na sama discours yi nga xam ne dama ko improviser discours boo xam ne maanaam lu ñu improviser mooy comme ni ma ñëwee nii rek nga bettam rek woo ma. Barack Obama nee na man samay discours yi nga xam ne dama ko improviser préparé naa ko à plus de 99%. plus de 99%. xam nga kon kooku nanguwul lu jëm ñëw rek improviser benn affaire
léegi nag loolu day permettre ki nga xam ne mooy candidat tubaab dafa wax ni tout ce qui se conçoit bien scénaire scolairement et les mots pour le dire arrive aisément lépp loo xam ne nit ki wattu na ko lépp loo xam ne nit ki maîtriser na ko su koy wax bu koy génn dafay leer te nit ki koy déglu aussi day mën a saisir li nga xam ne kii moom la bëgg a wax en tout cas ku nekk indi na programme am ku nekk wax na li nga xam ne moo la tax a jug lenn rek laa leen di wax mooy affaire yi na rafet rek na rafet parce que des fois nga gis ay accusations yu ci nit ñi defal moroomam comprendre nga loolu daal loolu bokk na ci li nga xam ne maa ngi koy ñaawlu parce que mën nga wut sans pour autant nga takkal deru jàmbur parce que sëriñ bi itam nag ak lu mën a xew muy man muy yow ak kii may déglu kuñ ci waxoon ni ko dañ dem place de France bële bi nga juddoo ba ni nga toll nii fi nga jaar ak lu ma mës a def ñu def ko vidéo projecteur adduna bi yëpp toog seetaan c'est ak sa papa ñëw seetaan duñ ci bàyyi dara ñu fay la 1 milliard doo nangu man it duma ko nangu kii di ma déglu du ko nangu kon koo fi gis rek am na loo def loo xam ne boo sañoon kenn du ko xam donc jàpp naa ne nañuy rafetal mën nga wut bi rafet boo ñëwee wax programme wax li nga xam ne moom nga bëgg teewul nit ñi buñ la waree woteel aussi dinañ la woteel parce que itam nag kii war a gagné yàlla dogal na ko bu yàgg sax ak loo ci mën a def loo mënti jéem yàlla dogal na ko yooyu nag soo ko xamee nañuy rafetal parce que ñoom ñoo bokk milieu bi ñoom ñoo war a defar seen milieu ñoom ñooy def lu tax nit ñi fonk leen ñoom ñooy tax lu tax état respecté leen loolu looy tax ñoom ñooy def lu tax ñu jox leen cër donc loolu appel bu ma leen di lancé la ñoom les candidats képp koo xam ne gagné nga ñi ci des nañu ñëw ngeen def bloc ngeen liggéey parce que man jàpp naa ni chambre de métier bu Thiès mën na diriger chambre de métier au niveau national te loolu nag li leen ko may mooy ngeen jàpp ngeen àndandoo nekk benn teer seeni këral ku gagné ñu félicité la ñi ñu gagné ñu encouragé leen la vie continue. macha allah jërëjëf Pape. jaajëf kon jaajëf. mbokk yi am nañu mbégte daje fekk ki nga xam ne mooy sunu grand Seck Dieng kenn dootu ko présenté ci regroupement des tailleurs de la région de Thiès mu ciy liggéey bu am solo te rafet grand ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Khadim di nuyu waa mbokki téléspectateur RTT TV. tey ñu ngi ñëw ci jour élection chambre de métier ngeen ñëw voté si encadré aussi tamit seen i membres pour ñu voté si nan nga gisee vote bi ni muy déroulé. waaw vote bi fi mu ne nii ni mu déroulé nii bu ko continuer transparence dina am bon sunu mbokk artisans yi nag ki soo ba léegi gis naa leen ñun ñi fi voté ba pare sax mënaguñoo génn chambre bi ndax sunu mbokki tey ndax retrouvailles yombul te ni ñu génn cette phase yi bon man yàgg na maa ñëw élection fii mais c'est une première ma gis ko quoi di ñaan yàlla rek affaire bi continuer nii mu dem ci calme ba c'est le meilleur gagne. ban constat nga fi def ci li nga xam ne ñu ngi koy critiquer. waaw constat yi élection moom toujours c'est comme ça amul benn élection boo xam ne nii dinañ ko def état bi nga xam ne nii moom mooy couvrir Sénégal yëpp sax dinay def élection mais da ngay dem ci yenn centre yi dina am ay lacunes yu ndaw mais yooyu mi ndaw nag ça ne veut pas dire que ni loolu mën na yàq élection bi yenn yi nga xam mën nañ ko régler dañu koy régler yenn yi nga xam war nañ koo mën a zappé ñu zappé ko mais lii fi xew daal bu continuer ba ngoon élection bu baax la. ngeen nekk ci camp wu sëy est-ce que moral bi fi mu ne nii mu ngi bon. non non ñun amuñu problème parce que boo dikkee ci centre bi gis nit ñi ni ñu ñëwee moo lay wan ne lii fekkoon liggéey bu baax amul du demee nii parce que élection bi ni ko nit ñi joxee cër ñëpp génn président sortant bi fi nekk moo léef liggéey bu ñu toll parce que liggéey boobu fekkoon te bi ne amul bon ni élection bi daan mel moom lay mel mais cette fois-ci ku fi daan ñëw élection nga ñëw fi tey ci c'est bien que ni président sortant bi il a fait quelque chose boo xam dem na ba animé waat nit ñi candidat yëpp mën a jógaat nit ñi gën a bëggaat affaire bi dugal seen doole parce que def na fi dara loolu moo tax waaw. am nañu mbégte président. merci beaucoup. ban message ngay lancé artisans yi. message bi may lancé artisans yi daal mooy ce n'est pas la fin du monde nañu ko voté ci calmement ñu xaar bu ngoonee résultat yi génn bu génnee liste yi nga xam ne ñoo gagné ñu félicité leen ñi nga xam ne nii kii nañ ñu encouragé leen ñu continué waat liggéey ci xam ne chambre bi mi ngi fi pour toujours ca pour artisans yi la loolu daal mooy message boo xam ne maa ngi ko doon lancé ñëpp ci ñëpp ñëw voté ci calmement ñi nga xam ne ay adversaire lañ ñu nekk ay adversaire 10 jours mais buñ doon adversaire à tout moment loolu daal moo doon kàddu yoo xam naa ko ci wax. merci jërëjëf. acca mbokk yi am nañu mbégte daje fekk ki nga xam ne mooy sunu doyen di président Révas président Ousmane ñu xam ko bu baax ci milieu artisanal mu taxaw ci di ci liggéey bu rafet am nañ mbégte fekk ko fi nga xam ne mooy jour élection chambre de métier yi mu siège bureau numéro 3 président ñu ngi lay nuyu. Khadim maa lay nuyu bu baax a baax di nuyu vraiment télé bi nga xam ni sunu mbégte la ñun artisans yi képp kuy artisan daal fi nekk. mbég na ci télé bi ndaxte dafa nekk télé boo xam mooy def couverture ci lépp chambre village artisanal li muy yaatu yëpp vraiment benn télé bi moo fi nekk def couvrir di laaj nit ñi
ak di waxtaan ak nit ñi pour lu jëm ci secteur bi vraiment Khadim nuyu na leen nuyu sa staff bépp daal waaw. ñu nekk ci jouru élection yi électeurs yi génn nañ massivement artisans yi ñëw nañu pour voter si tey ji noo gisee vote bi ni muy déroulé est-ce que am na yoo ciy contexte wala déet. non vote bi alhamdulilah rabbil alamin vraiment amul benn contestation parce que fi nekk vote bi jaar na yoon lépp mi ngi ci yoon. nit ñaa ngi dugg nit ñaa ngi voté nit ñaa ngi ñibbi ku ñëw ñu xool sa carte lépp tegu ci yoon nga dugg sa bureau dem voté surtout bureau 3 moom dégg guma ci benn contestation ndax ñëpp daal mi ngi jaar ci yoon lépp mi ngi jaar ci yoon ñun nag ñu ngi superviser di xool di topp di woo suñu éléments yi ñëw pour lan pour vote bi ndax vote bi da di vote bu sérieux boo xam ni il faut que lépp daañu teg ko ci benn coow ak dara loo xam dina indi xeñam wala tilim daal di am ci scrutin bi daal waaw. dégg nañ fi benn coow bu ndaw sànq rek ñuy wax ne am na ay nit ñoo xam ne ay commerçant lañ duñ ay artisans ñëwoon di voter si te jaarale wuñ ko ci yoon. non xam nga bu ñu wax loolu ndax mosoo gis artisan boo xam ne certifié wuñ la xam nga nit ñi bu ñu tilimal chambre bi ndax chambre bi amul benn artisan boo xam ni amoo qualification ñu di la wax ni ñëw nga pour am carte déedéet. xanaa kay ñoom li ñu war a gëstu waa ji mën na njëkk a def artisanat war na njëkk a am métier bu amee métier ba pare xool ndax gis naa fi ay ñoo xam ne ay jakartamaan lañu dañoo am seen qualification am seen i métier ba yor seen ñëw bu wut seen carte chambre de métier ba pare nag ñu continuer seen jakarta ma nee ma ñoom am nañ droit voter wala amuñ droit voter. am nañ droit waaw ñoom am nañ droit voter comme boog ñoom bu ñu tilimal daru chambre bi nañu wax ni daal que le meilleur gagne mais li ñuy wax ni yëpp taxawul man de gisuma ko ndax nit ki mën a il faut nga am qualification pour mën a am certificat pour mën a am pour mën a am carte chambre de métier carte professionnelle il faut nga am certifié ba pare doo nga am carte chambre de métier nañ waxante dëgg te yàlla doo nga tax ñuy wax waaw. jërëjëf président merci beaucoup. message ñu ngi ci fi nga xam ne mooy chambre de métier de Thiès ci jour vote bi jour élection yi waaye ñu gis fi kenn koo xam ne Thiès ñëpp xam nañ ko kenn doon ko présenté muy El Hadj Ndiobo nuyu nañ la. ñu ngi lay fay ñu ngi leen di fay yéen waa RTT TV RTT TV. la télé des artisanat waay looloo dëgg. waa tey ñu ngi fii ci centre bi village artisanal di teewee vote yi nga xamante ni si mooy suñu wareef nit da nga war a am kaddu sa kaddu mooy sa carte mooy nga voté ko sa kaddu mat na soo xësee voté rek mooy sa kaddu mat na tey nag ñu ngi fii et puis nag di rafetlu ni muy doxee mais nag di ci am ay tuuti nag salañ yu ci nekk. salañ waaw da nga am ñoo xam dañuy nekk ci fichier bi mais suñu dikkee na naan leen mën du ngeen voté. ah bon ay carte yoo xam ni amul photo vraiment tamit gis naa fi ay jaaykatu ndekki bëgg naa xool nag ba xam jaaykatu ndekki yi ci artisan yi la ñu bokk wala déet loolu moom dinaa ko seet ci texte yi ba xam lan la ci wax mais ce qui est l'essentiel mooy xel dal na bu baax te gëm nañ ni balaa 14 heures président chambre de métier bi fi nekk dina génn artisanat bi abal ñu gëm naa loolu parce que loolu mooy li am parce que sénégalais yëpp ak Thiès waa yi ak artisan yi boo xoolee seen i kanam di nga xam ne ñoom kontaanuñu fii ñu nekk mooy village chambre de métier xoolal ni mel mooy suñu kër tey ji boo demee këram def na fa lam fa war a def lépp mais fii mooy këram gu mag gi nga xam ne moo jur këram fii dafa war a jël lépp def ko fi tey ji am na fa ay foo xamante ni si tey ci vitrine bi nga xam ne artisan yëpp ko bokk tey mbag bagaasam kese moo fa nekk jël lépp lekk ko bàyyi artisan yi. bon Ndiobo ñu dégg ni am na ñuy ñëw di jël si seen carte tey ci jour élection yi. non loolu moom n'est pas question loolu moom kenn du ko nangu. kenn du jël benn carte pour voter ji loolu moom nañ sax bañ a dugg parce que nag christian yi ni muy doxee nii jaadu na rafet na mais suñ ci dugalee lu ci bokk rek nit ñi dañ dikk nag wane seen bopp. ki nga xam ne électeur la aussi am carte nekk ci fichier bi est-ce que war na mën a ñëw jël carte am voter. déggoo li ma la wax de dama ne bureau ba ñu tëj te carte yi nekk fa te jël si wuñ ko boobu ba tey joxewuñ ko waruñu koo tiddi ji jox kenn carte am tey. loolu texte la wala. non dafa jaaduwul xel da koo nanguwul parce que toog ba heure bi nga doog a xam ba xam ki lay votel nga doog a yëkkati carte am jox ko ñun ñëpp nañ ñu jox ñu am accès ca foofa kon ñëpp am ci accès muy man muy ñoom muy ku mënti doon parce que nag tey ji dañuy yemale. lan moo ci seen réaction tey. suñu réaction mooy kenn ku ci nekk tey ji boo jëlu sa carte ba heure bi soo dikkee kenn du la jox sa carte parce que carte bi du pour ay élection kese de carte bi du pour ay élection kese mais dañu jàpp ni ñoom waa chambre de métier ñi carte yi pour ay élection kese la carte yi du pour ay élection kese et puis yéen nag artisan yéen laay waxal képp ku fi toog xaw ma ñeenti mandat la xaw ma juróom-benn mandat def fi fukki at ak juróom-benn dañ koo war a tëbal mu dem yoonam ay xale ngi fi yu bees tàq yaa ngi dégg
coalition ànd Yewwi Askan Wi Pape Fall jiite ko di xale bu loxoom set war a ma Yewwi artisan yi ñu war koo mën a jox mu doxal nit ñi jàng nañu am nañu xam-xam lu ci des lan la et puis di leen féliciter yéen seen taxawaay ci élection yi vraiment jàpp ngeen ci bu baax a baax a baax mais nag di wax seen président bi ne ko na def ndànk. bàyyi suñu président na bàyyi jaay boppam jaayaale leen. président daa jaay boppam. jaay boppam jaayaale leen nii. président dafa am choix rek. am na droit am choix aussi. xam nga man dama koy wax souvent ñun ay artisan la ñu saa yi bu artisan soxlaa ña ñuy gis ñun xam nañ leen. te ñun suñu première réaction mooy chambre de métier ñun fu ñu taxaw doon fa kenn sax président chambre de métier daf ñoo war a ñëw nekk suñu wet mais yéen tailleurs yi yàgg ngeen a def ay manifestation fii di féliciter sama sœur Aïda Diarabi Couture indi na fi lettre bu nekk mosuñu ko faale tey boo gisee muy topp ci ginnaaw damay rus mosuñu ko faale gis nga nit da ngay diis et puis am na ñoo xam ne ku leen cof dañoo war a wadd man soo ma faalewul lépp loo mën a am du ma la faale loolu mooy yoon mais Aïda Diarabi Couture lu rek organisé na ko fii maa ngi ñu ànd dugal suñu lettre fii kenn du ko wuyu. mais yow kañ ngay wàcc Aïda Diarabi la Aïda daf maa da Aïda. jërëjëf Ndiop loolu mooy électeurs yi nga xam ni ñoom ñoo ñëw ci jour élection yi ñu ngi fi ak kenn koo xam ni responsable la bokk corps des métiers bi nga xam ne mooy. soudeur métallique ñu ngi lay nuyu yaar. ma Thiam waaw ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di fay bu baax waaw di leen masawu coono yi di leen jaajëfal ñu ngi ñaan aussi seen télé bi jëm ci kanam. télé des artisans la. télé des artisans la télé bi jëm ca kanam parce que lépp lu ñu nekk yéen a ngi ci parce que même bu dul élection yi sax dañuy toog ci suñu kër yi gis ngeen di invité suñu mbokk artisans yi di leen dalal di leen respecté di vraiment di leen jëmmal comprendre nga moo tax aussi ñu fonk leen waaw di ñaan sa borom defal leen jàmm ak sutura ak xéewal waaw waxe wuñ ko dara élection yi liñ ciy wax ñun ay artisans la ñu. voté guma parce que rang bi dafa xaw a serré. waaw waaw xaw naa naaje tuuti parce que xam nga artisan amul dimanche amul samedi comprendre nga demoon naa sama atelier am ay liggéey yu ma fa war a def pour livrer ko moo ma tax a naaje vraiment comprendre nga comme niñ koy waxee rek comme ñun amuñu retraite yaakaaruñu aussi lu dul suñu atelier yi tey su élection chambre de métier amee dinañ ñëw nu ñu mën a def pour woote parce que bëgg nañoo jariñu ci chambre de métier bi parce que chambre de métier bi suñu chambre de métier la njariñ bi ci war a jóge ci artisan yi la war a delluwaat moo tax vraiment bi ñu defee suñu liggéey yëpp ñu war a def tey dimanche la mais ñu bàyyi ko ñëw taxaw di ko voté. lan mooy sa réaction ci tey jour élection yi. waaw sama réaction kontaan rek parce que ni ma ko gisee artisan yëpp génn nañu à masse ñëw ni ñu war a ñëwee kenn ku ci nekk yor sa carte kenn ku ci nekk fa nga féete aussi di nga dem voté fa na nga fa war a voté waaw ñu ngi sant bu baax nag di gërëm ñëpp di ziare ñëpp sincèrement di ñaan ci barke Sëñ Touba kenn ku ci nekk li nga bëgg rek yàlla na ko yàlla def. waaw ñu lay gërëm. gërëm ñëpp rek. gërëm ñëpp rek. waaw gërëm ñëpp di gërëm vraiment tous les soudeurs métalliques maa ngi leen di gërëm. maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. merci beaucoup. acca mbokk yi ñu ngi ci jour élection chambre de métier de Thiès yi ñu ngi fi ak ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Ngom moom it ñu déglu ko rek ginnaaw bi mu nuyoo mu wax ñu lan mooy réaction ci journée bi. waaw sëñ Bamba ñu ngi lay fay nuyoo bu baax di wax ni alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw bu ñu la nuyoo di daal nuyu waa RTA TV yëpp di leen ziar bu baax a baax incha allah jërëjëf suñu nuyoo nag teg ko ci loxo président Khadim Soumaré. tey ngeen ñëw ci jour élection yi nga ànd ak ki nga xam ne mooy candidat Bada Ndiéguène tey lan mooy seen analyse ci jour vote bi est-ce que mu ngi déroulé normal. tey moom vote bi ni ñu ko xoolee tey wax dëgg yàlla suñu xel dal na parce que defe naa man c'est pas la première fois ma ñëw ci élection chambre de métier mais li ma fi gis tey c'est une première tey mi ngi mel dañoo nekk ci élection présidentielle kon gis naa ne tey artisans yi xëpp nañu seen bët ñu ngi xool beneen mooy am na ay failles yu ndaw yu ñu fi xaw a gis mais dañu bëgg incha allah dès maintenant failles yooyu ñu jëm ko retrouver mu jeex. failles lan la. bon failles yi mooy da ngay gis ko xam turam dafay nekk ci liste bi ñu dem ci fichier bi mais boo demee ci liste yi ci biir ñu la sa tur nekku fi kooku def nañ gis nañ ko fi 3 cas d'ailleurs nag dem nañu nouvelle gouvernance réclamer ak gouverneur pour mu envoyer ñu benn mandataire. léegi loolu bu ci gouverneur defal réaction lan moo ci seen taxawaay. bu ci deful réaction ñu bind rek ñu bind xaar parce que ñun du ñu fajal suñu bopp dëkk bi dafa am yoon te itam ñu artisan la ñu ñoo bokk ndey ak bàyyi lu mën a dañ koy bind suñu paree ñu yóbbu ko au niveau ci kaw incha allah. est-ce que moral bi bon na fi mu ne nii. waaw moral bon vraiment suñu xel dal na trop parce que gis nañu tey les artisans xëpp nañ seen i bët tey gis nañu tey itam nombre bi fi ñëw yëpp ay jeunes ñoo ci ëpp te jeunes yi xam naa ne dofuñu ba fi saxal li fi saxoon li fi newoon 17 ans koo fi def da nga war a seppi sa loxo dem noppalu ji dem retraite jox ndaw yi ñu continuer parce que actuellement nii moom wax dëgg yàlla nit ñi dañ leen a yeew te dañ leen war a yeewi
dañ leen a yeew. artisan yi ne tënk yeew leen. dañoo bëgg a tënkeeku xipp suñuy bët xool jëlee fi li fi ne andi fi leneen lu bees. jërëjëf jërëjëf dañoo sonn nag. dañoo sonn. sonn nañ trop vraiment sonn nañ. jërëjëf lii nag li ñu bëgg nag mooy mu dem rek. na dem rek. na dem tout sauf sëy. tout sauf sëy. tout sauf sëy. ah bon Abdoulaye Ngom nee na tout sauf sëy. d'accord merci. acca mbokk yi ñu ngi ci bis bi nga xam ne mooy jour élection wu chambre de métier de Thiès yi comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi leen di toppal ñi nga xam ne ñooy électeurs yi waaye responsable yi nga xam ne dañoo ñëw nekk ay responsable OPA ñëw pour ànd ak leen seen i membre accompagner leen pour ñu voter ñu ngi fi ak kenn koo xam ni dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu wax ñu ban koor la nekk. asalaamaaleykum waa RTT TV ñu ngi leen di nuyu baax di nuyu téléspectateurs yëpp yu suivre suñu télé muy télé des artisans voilà man maa ngi tudd Jacques Gomez président organisation professionnelle artisanale des peintres décorateurs de la région de Thiès. tey ngeen ñu nekk ci élection yi nga jiite OPA est-ce que membres yi ñëw nañ massivement. voilà tout d'abord ñu ngi sant yàlla bu baax et puis di rafetlu doxalin bi ak déroulement vote bi tey parce que bu ñu defee le constat jusqu'à là où je vous parle. voilà tout se passe bien ñu ngi sant nit yaa ngi ñëw di voter massivement man suma côté aussi suma OPA ñu ngi ñëw bu baax te loolu lu am solo la ci chambre de métier bi pour la suite parce que tey artisan bu ñu wax aussi élection de bu ñëwee da nga war a ñëw accomplir ce devoir civique mooy en tant que artisan nga ñëw voter pour président chambre de métier bi war a toog nga xam ni day liggéeyal artisan yëpp donc ku ci nekk war nga def sa devoir en tant que artisan ñëw voter mais là où je vous parle bon ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax nit ñaa ngi ñëw di voter et puis tout se passe bien jusqu'à maintenant quoi. nga nekk ci camp bi nga xam ne mooy président Amadou Makhtar Seye di président sortant tey jii est-ce que moral bi mën nañ jàpp ni moral est bon. waaw aussi ñu ngi delluwaat encore une fois de plus di santat yàlla donc di wax ni grâce à Dieu le moral est bon pourquoi le moral est bon mooy seetlu nañu artisan yëpp wax ci mu bëri ci rajo yi télé rek ak yàqante bi ndax loolu bon dañ koy nangul le cas opposant parce que loolu aussi ci élection la bokk day defal charme élection mais bu desee loolu la réalité ça veut dire ñëw voté boo xamante artisan yi xam nañu fi ñu tànn artisan yi xam nañu fi ñu voté te en ce moment c'est clair koo ci gis aussi ñu ngi suñu camp di camp Amadou Makhtar Seye mun le camp des réseaux des artisans pour l'émergence mooy camp boo xam ni dafa ñëw pour def fi nekk doxal artisan tey bu ñëpp amee sawar di voter nii ba ñu toll ci limbu tàkku di ñëw di voter kon c'est parce que président dafa liggéey bu président liggéeyul woon kenn du xam waxi artisan ba ñëw di voter donc liggéey moo tax ak ni mu développé secteur bi moo tax tey ñëpp a ngi intéressé wu koo gis day bëgg nekk président chambre da nga ko koy nangul parce que chacun est libre mais ñun en tant que OPA bu ñu neexoon poser une candidature pour être président mais dañu xool li mu liggéey OPA yëpp organisation professionnelle yi fi affilié yëpp kenn mënul werante loolu ñëpp ñun ñoo taxaw ne dañ koy investir moom taxawul ñun ñoo wax ne dañ lay investir nga continuer parce que comme li ñuy wax lu jot yomb peut-être jotagul ci ñenn ñi moo tax ñun ñëpp en tant que président ñu taxaw ne ko ñun yow la ñu investir dañu bëgg nga ñëw continuer la liggéey ak ñun parce que li ngay tàmbal ak li ngay liggéey nii ñëpp a ngi ciy gis seen bopp te am na solo c'est très 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 important dans ce secteur kenn mënu ko weddi le secteur en ce moment mi ngi dox baax mi ngi ci développement bu extraordinaire boo xam ni surtout que la jeunesse dafa am solo donc jeunesse en ce moment ñu ngi ci développement boo xam ni ci secteur bi dafa am solo te tout cela c'est grâce à président Amadou Makhtar Seye donc tey bu ñu ñëwee aussi jour de vote ñëpp taxaw di ko jàppale rek c'est parce que liggéeyam la OPA nekk ci ginnaaw c'est parce que liggéeyam la donc ñu ngi koy sant yàlla bu baax vraiment di rafetlu aussi waa RTT seen teewaay fii di xam ni tey incha allah d'ici 18h lépp dina leer yàlla defal ñu njam ñu delluwaat pour le président Makhtar Seye ci bureau incha allah. vote bi mu ngi déroulé am na ay manquements yoo ci seetlu wala gisoo. voilà lu parfait nag kooku yàlla moo ko moom. voilà rien ne peut être parfait dans la vie. mooy l'élection présidentielle législative municipale ba ci chambre de métier c'est une institution. du votu ay OPA de institution la boobu le président de la République yoom par décret lañ ko teg fii. donc institution rien n'est parfait dans la vie du ñàkk nag peut-être ay benn ñaar rëkk mais loolu dañ koy accepter tirer ci leçon aussi defaraat ko mais boo xoolee à 99 voire virgule 90% tout est ok mais le parfait comme li ma wax tantôt yàlla moo ko moom. am na ay réclamations yu ma fi dégg ñu ni dem nañ ci gouverneur pour réclamer ko ñoo xam ne dañoo ñëw di jël ci seen i carte tey ci jour vote bi. est-ce que yow en tant que journaliste ak ñi may déglu yëpp est-ce que vous trouvez normal jour élection ñu dem jëli carte pour ñëw voter xam nga loolu des fois dafa gàccalu sax
gàcceelu na trop tu as honte da ngay rus di gis ay ñoo xam ne yow am esprit d'artisan. Artisan nekkul quelqu'un boo xam ne tu es immature. Artisan nekkul quelqu'un boo xam ne tu es analphabète. Artisan nekkul koo xam ne da nga war di raconter n'importe quoi déedéet artisan dafa nekk quelqu'un ku mature. quelqu'un koo xam ni ku xam-xam parce que li muy liggéey xam-xam la donc da nga ci war a boole ak valoriser sa bopp ak di dem ak sa xel ndax loolu am solo doo bàyyi ba jour vote nga ñëw taxaw ku ko dégg yéen ñi journaliste bu nga ñëwee sa reportage di gis naa nit na ngi jël si kartam da ngeen ni xeeb secteur bi. di secteur te loolu du suñu devoir ñun ñëpp en tant que artisan ndax incha allah lundi dañuy delluwaat ci liggéey bi ñu jàllale on va passer à autre chose. ñu leen di remercier bu baax seen teewaay fii ndax gis ngeen le constat tout se passe bien grâce à Dieu. et à 18h incha allah dinañu gis suñu candidat ak suñu délégué ñu passer pour continuer liggéey. ñu continuer le travail avec le président Amadou Mactar Seye. merci beaucoup RTT. merci Zak. jërëjëf merci. merci ak ki nga xam ne mooy Martin di bokk ci secteur coiffeur ah. waaw ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte woo ma pour interview ñu war a waxtaanee si wàllum vote chambre de métier bi. ñu ngi ci jour vote bi tey ban moo ci sa réaction population bi génn nañ électeurs yi génn nañ pour voter si. yaakaar naa ni bas élection chambre de métier bi mos a am ba tey lu am ni mosu fi am. mosu fi am tey artisan yi dañoo dépassé nekk xarum xaaf xajum toppaate xajum sàmb sëy loolu la ñu jàppee mais bu mu jàmbi dog na tey parce que boo seetloo fii jeune di rek a fi nekk président OPA yi nañu ñëwaat delloo seen xel jiite mbooloo taxul nga moom leen xam nga lu tax ne man président ba laa àndal te base ba ànd toog ñoom parce que sëy xam nga lu mu jàppee président OPA ay xarum xaaf mais nag ñu ñu jiite am nañu fulla am fayda kenn du leen digal naan dem leen votel diw wala votel leen diw waaw mat nañu nag parce que nag dañoo bëgg changement 17 ans c'est trop 17 ans loo fi deful mën na koo tufee def secteur artisanat dafa dee te ñi ko war a yor mooy xale yu set ci loxo parce que boo ko seetloo artisanat mooy secteur bi nga xamante ne day former day créer emploi yow xam nga ci dara ñaata nit nga former man ñaata nit laa former keneen ñaata nit la former man dañ maa former yow dañ la former keneen ak keneen mu former ay former même am na noo xamante ne woon le président de la république daf ñu war a gestu xam ne ñun dañoo bokk ci Sénégal ñun bu ñu xëyee benn jour toog liggéeyuñu sénégalais yi yëg ko kon nag il est temps xale yi jël affaire bi seen ne doxal parce que nag fi mu toll nii génération bii nouvelle génération bii ñoo xam lu baax ci secteur artisanat. tey ban constat nga def ci élection yi ni muy déroulé vote bi est-ce que lépp normal na. waaw xam nga ñi ñaa ngi voté mais li may wax rek di interpeller le gouverneur ak le préfet am na ay commerçants yi nga xamante ne dañ leen a jox ay carte artisanat te duñu ay artisans. ay commerçants man xam naa ci dara am na benn GIE boo xamante ne sëy mii moo leen ko defal ñu nekk marché central 150 000 yu secteur artisanat waroon a jot ñoom ñoo ko jot mais dans quel pays nous sommes loolu est-ce que rafet na ñun nag taxaw nañu képp ku dul artisan boo fi ñëwee doo fi voté dinañu indi suñu huissier constaté ko te dinañ la topp à la justice parce que faux et usage de faux nga def waaw on est près de tout te dañuy voté ba pare toog sécuriser suñu vote. merci beaucoup Martin. jërëjëf comme ni ñu leen ko waxee candidat yi ñu ngi ñëw ci jour élection chambre de métier yi pour ñëw def seen devoir voter ànd ak seen i militants accompagner leen orienter leen ñu ngi fi ak ki nga xam ne mooy candidat Pape Demba Fall nag gis ngeen ko engagement bi mu am ci campagne bi déglu ngeen ko ci télé yi déglu ngeen ko ci rajo yi déglu ngeen ko aussi ci communication ba am solo bi nga xam ne doon na ko def pour nit ñi xam ne élection yi du ay caaxaan tey moom la ñu am fi nga xam ne mooy RTT TV président ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay. di leen remercier di rafetlu liggéey bii nga xamante ni moom ngeen di def depuis élection yi bañ ko tàmbaleeg léegi di sensibiliser tous les artisans donc vraiment di leen gàcce ngalaama di remercier aussi artisans yi nga xamante ni tey jii ñëw nañu wuy si massivement quand même pour élire seen bureau yu bees yi donc si kaw loolu nag ñoo ngi leen di remercier ñoom ñëpp si coono bi nga xamante ni vraiment am na mais nag coono mbégte la mën naa wax loolu. si kaw loolu nag tey jii comme ni ñu ko waxee rek tey jii la bisu élection yi ñu ñëw massivement donc lu ñu siy wax daal mooy rafetlu li nga xamante ni moom la électeurs yi commencé di def mais di ñaawlu aussi si beneen côté bi nga xamante ni dama signalé ni ma am na ñu nga xamante ni gis ñu leen fii ñu nekk fii te duñu ay artisans
ay jigéen am na ci ay góor am na ci surtout nag jigéen ñi léegi-léegi rek ñi ma kil neen ma am na ñu nga xam te ñoo bokk benn koñ ñoom si marché central bii nu nekk di jaay seen taabalu jën te pourtant yore nañu ay carte ñëw di kay voté si mu nekk lu nga xamante ni vraiment duñ kay ñaawlu nag loolu parce que bokkul si li nga xamante ni mooy jox gëddawu secteur artisanal te loolu moom ñun defaruñu carte kii defar carte mooy ki nga xamante ni mooy le président sortant donc carte yëpp si moom la nekk kon jaaykatu jën wala jaaykatu légume bu ñëwee fii yore carte di voté donc duñu naan kooku carte boobu kan moo ko jox kon bokk kii ko jox mooy le président sortant Amadou Makhtar Seye mu nekk lu nga xamante ni vraiment duñ kay ñaawlu bruit nu ñuy bañ nag parce que bëgguñu fi indi benn scandale parce que ñun artisans yi on est civilisé am na lu nga xamante ni duñ bëgguñu ko mu fi am mais nag am na lu nga xamante ni aussi lu ñuy wax lu ëpp tuuru bu ñu demee ba sentir ni kat vraiment artisans yi voté ñi war voté wuñu ñuy indi ay jaaykatu jën ay jaaykatu table ñuy toog fii di voté place artisans yi loolu moom duñu naan non du fi dal préfet mi ngi fii dinaa dem léegi gisi monsieur le préfet expliquer que loolu situation pour ñu mën si jël saafara parce que ñun artisans yi jàmm nu ñu bëgg jàmm rek nu ñu bëgg surtout rawatina bis bii nga xamante ni mooy sunu bis élection vraiment te encore sànq sama représentant yi nga xamante ni ñoo nekk Mboro sànq léegi maa ngi coordonné ak ñoom aussi ñoom it même chose nun may wax nee nun ma saa waay ay projet mbaar la fay wàcce ay maires yi nga xamante ni ay femmes ménagères nunu maanaam ñi nga xamante ni amuñu métier seen kër nu nekk ñu bare ñoo ngi leen yeb si projet mbaar yi di leen indi foofu di leen di tuur foofu pour ñuy voter mu nekk li nga xamante ni vraiment duñ koy déplorer mais daal di wax ni fii si Thiès moom wax dëgg yàlla ni ñu gisee tendance bi nii xam nañu ni moom bu dee ak lu muy sàcc fii sax fii moom mënu fi am dara. non mais kuy jël carte di kay jox jaaykatu jën loolu loo koy tuddee ku nga xamante ni du artisan mais loolu loo koy tuddee loolu du sàcc. ah mais nan waxante dëgg maire mbootaay yi nga xamante ni ay femmes ménagères nunu ñoo ngi fii gis ñu leen fii te loolu moom nu ñuy tuddee sàcc du question da ngay jël ay cartes yu bare rek dugal ko si enveloppe dem sànni si urne bi sàcc mooy lan mooy jël ki nga xamante ni leer na la du artisan wala du artisan nga jël carte defal ko jox ko kooku bu demee voté ji kooku daf la sàcc. lan moo ci sa taxawaay nag ci loolu. comme li ma wax rek ñun jàmm nu ñuy wootee parce que ñun artisan xamuñu xulo xamuñu xeex xamuñu kii liggéey daan doole vraiment si jàmm waaye encore une fois naa dem léegi gisi monsieur le préfet dinaa ko expliquer loolu gouverneur bu mu ko fi gisoon tamit gouverneur laay jëm mais comme que gisagum ko fi préfet laa fi gis nii dinaa jëm expliquer que loolu déglu ko lan la mooy doon réaction am vraiment daal bu fekkee ni def na si taxawaay bu am fula bu boobaa ñu xam ni vraiment def na liggéeyam mais nag bu fekkee ne ñun dem ba nga xamante ni gis nañu ni lii jëmul kër mais bu boobaa nag ñoom ñooy woote yéen yi nga xamante ni bëgguñu fa àgg kon daal vraiment di ñaan nag lépp lu nga xamante ni problème la nar indi rek nañ ko éviter ku bokkul si élection yi na génn si élection yi buñ ko defaree carte bu mu fi ñëw di voter gis nañ ko fii am na ñu ne gis si salle bee ma voté man léegi fa laa jógee voté am na ñun fa gis ñu nga xamante ne duñu ay artisan voilà loolu daal vraiment moom nu ñuy déplorer gum pour l'instant et di remercier nag artisans yi nga xamante ni vraiment ñëw nañu en masse pour voter si. en tant que candidat est-ce que moral bi fi mu ne nii mu ngi bon. toujours man gis nga pour man dama ni affaire yi bu ko tegee si yoon rek bu nu demee ba 2 heures 3 heures affaire yi day féete boor loolu moom ñun moom am nañu confiance totale. Je dis encore une fois confiance totale franchement parler daal bu ñu ko tegee bu fekkee artisans yi rek a voté loolu moom saa waay doyuñu sax gàllaxndiku waaw parce que liggéey nun ko depuis booba léegi ñoo ngi koy liggéey et donc daal suñu xel dal na boo xoolee ñi ñëpp nekk fii si ginnaaw aussi mooy ñi nga xamante ni ñoom laa àndaloon sur le terrain ñuy liggéey bu am solo et pour rek jàppale artisans yi vraiment daal ñoo ngi leen di remercier bu baax a baax et di leen di sant. loolu mooy kaddu yi candidat Pape Demba Fall dégg ngeen ko réaction yi mu def ak li nga xam ne constaté na ko ci événement bi muy loo xam ne incha allah taxawaay yi ko ci war dina ko dox boo defee rek mbokk yi noonu lañ ko leen di toppee candidat yi ku ci nekk ak électeurs yi li nga xam ne seetlu nga ko ci jour élection yi RTT TV dina génne lépp population bi gis ko autorités yi gis ko duñ ci bàyyi dara incha allah président ñu ngi lay gërëm. maa ngi leen di remercier encore une fois.
mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi ci élection wu chambre de métiers de Thiès yi tey nag macha allah nit ñi génn nañ waaye ñu ngi fi ak ki nga xam ne mooy coordonnateur bu président directeur des campagnes bu président sortant di Amadou Makhtar Seye bu ngeen gisee nag gis amuñu ko suñuy image parce que bi ñuy ñëw dafa fekk mu voté ba dem waaye ñu ngi fi ak ki nga xam ne moo sa si moom président ñu ngi lay nuyu taal. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax. président naka journée bi tey. bon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax journée bi moom niñ ko xoolee moom def na démarrage bu am solo waaw ni mu démarré parce que nit ñi vraiment teel nañoo ñëw teel nañoo voté boo gisee enceinte lieu de vote bi nga xam ne nit ñi vraiment teel nañoo voté waaw. vote bi ni muy déroulé est-ce que lépp mu ngi jaar ci yoon. waaw mu ngi jaar ci yoon à part quelques anomalies yoo xam ne mu ngi am rek par exemple yu sew la nag bariwul koo xam ne déjà léeg-léeg xëy na mu carte am xëy na benn photo bi ci nekk wuuteeg photo am mais loolu automatiquement dañ koy régler par la présentation de la carte nationale d'identité donc façon yooyu rek moo fi am mais ça se déroule très bien. bi ñu dégloo yeneen candidats yi am na ñu ñuy réclamer ni président Seye dafa defaral ay commerçants carte de membre pour ñu ñëw voter si carte électeur pour ñu ñëw voter. waaw loolu boo ko dee dégg bon ñeneen ñi rek ñoo koy wax mais président Seye doonul kii defar ay cartes il n'est pas celui qui est habilité à faire des cartes les cartes ñi koy defar c'est une commission bu gouverneur de la région de Thiès jiite gouverneur de la région de Thiès nag moo ta def lool moom candidat yëpp lay yemale parce que gouverneur président de la république la fi nekkal ak ministre bi donc gouverneur mooy yilif répertoire bi ñi nga xam ne ñooy am carte professionnelle yi moom. waaw muy mel ni teg nañu ci seen loxo ñoom nee nañ ay commerçant waaw léegi nag loolu lan moo ci say réaction yéen beneen camp bi nga xam ne yéenay camp président Amadou Makhtar Seye. waaw xam nga yooyu ñoom ñoo koy wax rek parce que ñun ay wax la yoodul teg fenn bët xëy na dañ lay wax ni teg nañ ko bët mais du wax yu am ñun am na ay remarques yu ñu def yoo xam ne duñ fi nekk sax di ko wax ay par exemple ay jaayi carte léeg-léeg nga dégg ko ñun xam nañ ñoo xam ne dañuy jaayi carte xam nga baax na mais xam nga yooyu amul solo li am solo mooy. élire nañu le président Amadou Makhtar Seye pour un mandat de 6 ans mandat bi mooy expiré dañ ko proposer comme candidat une forte donc des organisations professionnelles un ensemble d'organisations professionnelles artisanales ñoom ñoo proposé Amadou Makhtar Seye pour ñu réélire ko à la présidence de la chambre des métiers du moom sax moo yóotu woon nekkaat un candidat mais beaucoup de coalitions d'organisations professionnelles artisanales ñoom ñoo proposé ko mu accepté ko fi publiquement devant tout un monde donc yenn détails yi du lu jar di wax daal vraiment. candidat yi li ñuy wax naan dafa doy parce que dafay yàgg dafay mel ni kon moom du choix am mais artisans yi ñoo ko choisir. de un du choix am yàlla xam na ni artisans yi ñoo taxaw fi ni ko proposé nañ la mu accepté ko de deux élection de la chambre de métier du élection bu am limité bu ñu limité ay mandat élection yi dañ lay élire pour 6 ans 3 ans yi ñu renouveler bi renouvellement bi délégué yi ñoo koy def les 27 délégués ñooy def renouvellement bi donc loolu mooy élection chambre de métier élection président de la république rek lañ fi yemale ci 2 mandats yeneen mandat yu mu doon sa assemblée générale mooy ñi la wóolu les artisans tant que ñu ngi wóolu Amadou Makhtar Seye vraiment moom la ñuy élire tant que ñu ngi koy wóolu parce que artisans yi ñoom ñoo yor baatu ñiy wot ñiy fal ñoo yor baatu ñiy folli te jusqu'à présent am nañ ci la grande majorité ñoo wóolu président Amadou Makhtar Seye pour reproposer ko à la présidence de la chambre de métier. am na lu ñu waxaat président nee nañ tey am na ay électeurs yoo xam dañuy ñëw pour jël si seen carte. tey nekk jour vote. jour tey bi ñuy jël seen carte loolu amul ku la ko wax na ci tey ci teg bët. man mii am naa situation wu ku ñëw bokk ci ñun bëgg see voté ñu xool ñu xam ni bokkoon na ci liste bi. ñu xool gis ñu ko ci fichier bi noonu mais danoo muñ situation boobu aussi gouverneur bi mu koy yëgee yeble na fi léegi nii gis naa fi léegi préfet mu ñëw fi rek pour léegi situation mu mel ne loolu ku mu dal nga ñëw nekkoon nga ci affiche li ñu affiché woon ñu xool sa liste ci feuille yi nga xam ne moom le président représentant bureau yi yore newoo ci dañ lay ajouté ci suuf nga daal di voté loolu c'est réglé. su fekkee am na c'est réglé. voilà ñoom nee nañ signalé nañ ko dem nañ ci gouverneur wax ko dem nañ ci préfet wax ko est-ce que décision bu fa jógee est-ce que ànd ngeen ci yéen. décision bi fa jógee weesuwul mu yebal léegi préfet bi war nga ko gis yow yaa ngi fi en tant que presse gis nga ko ñëw na fi réglé na situation boobu dem na ku am lu mel noonu na dem foofu ci président bureau de vote bu mu mën a doon mu wóor leen ni newoon na ci li nu affiché woon te newul fii dañ koy ajouté mu voté
en tant que directeur campagne tey ñu nekk ci daanaka xaaju bis bi élection yi nit ñi ñëw nañ voté si est-ce que tey moral bi mën nañu wax ay moral. waaw moral bi vraiment c'est bon moral bi moom c'est extraordinaire vraiment parce que ñi ma làmbatu ñëpp làmbatu leen xam naa lii du neex opposition bi mais bulletin bu jaune bi moom kenn gisu ko ci benn poubelle benn ngay gis wala ñaar donc vraiment on est largement majoritaire fortaat nag la opposition bi di séentu fortaat mooy lan nga fekk lu nit moom nga di ca fortaat benn bala ñaar loolu mooy li nu yaakaar te gëmuma nag cette fois ci ñu am ko naka jekk fortaat lañ daan am mais cette fois ci gëmuma ñu am ko waaw. kon donc 15h wala 16h di jàpp ngeen ni. maximum 16h nga gis ñu tàcc yi jib carrément amul benn détail maximum 16h nga gis tàcc yi jib Amadou Makhtar Seye sera réélu à la présidence de la chambre des métiers pour notre mandat. merci beaucoup Talla. nous vous remercions nous aussi et di sant télé bi RTT TV di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal longévité di leen ñaanal yéen ñi fi nekk di sacrifier seen bopp la télé là ce n'est pas la télé des tailleurs c'est la télé des artisans le président Amadou Makhtar Seye ak artisan tailleurs yi ñoo ànd di liggéey te boole na leen ci programme am il a bien dit que dafay sponsoriser télé bi et que lépp lu mu laaj da leen koy defal quand il le disait il disait qu'il sera réélu mais on est sûr et certain qu'il sera réélu donc la télé là sera vraiment sponsorisée. merci beaucoup. merci beaucoup ñu ngi fi ak ki nga xam ne mooy Adama Kanté jiite coiffeuse ci région de Thiès moom moo nekk fii nekk ci camp sortant du président Amadou Makhtar Seye Adama ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay Khadim. Adama naka bis bi. sant alhamdulilah. yaa ngi ree rek da xel dafa dal. waaw sama xel dafa dal ndax dama daan ñëw fi chambre de métier ñuy voté duñu fekk kenn tey ñu ñëw fekk fi macha allah fii fees dell jëlee ko ci 2000 artisans répertoire yóbbu ko ci 6000 jeunesse bi ëpp ci di liggéey ñu wan leen yoon kon fi mu ne bu ñu leen gisee ñu ñëw génn suñu xel day dal loolu rek dal na xel. mais beneen camp bi nee nañ dafa am ay commerçants yu ñëw fii di voté si te yéen a leen defal carte loolu loo ci wax. waaw artisan boo xam ne nii de yorul du commerçant man dafa xelam war naa tey ndax boutique yi dañuy toog di xaar touriste yi ak ñiy jënd kon ñooñu duñu commerçant ñoom ñoo ñu jël seen i ñaw exposé ko jël bopp yi exposé ko jël seen i aar exposé ko ñoom dañuy commerçant artisan bu liggéeyul exposé woo di xaar pour jaay boo du commerçant kon bi boo nga toog ndax kuy liggéey da ngaa bëgg a jaay ñun ñëpp dañuy jaay ndax li ñuy liggéey dañ koy wane di ko jaay tubaarkaan la kon artisan yëpp ay commerçant lañ boo commerce rek jarul ngay liggéey. kon dafay mel ni kon ñoom li ñuy coow nii dañoo ñàkk comprendre ni artisan yu mooy liggéeyam ba pare tourné waat di ko jaay loolu moo tax mu nekk commerçant mais artisan la. comprendre nañ sax waaye xam nga comme boobu sa xol feexul rek da ngay wax lu la neex. da ngaa jàpp ni seen xol feexul. xol feexul ndax li ñu gis nii tey tubaarkaal la xam ne xale yëpp ñëw nañ te xale yi kat dañoo am yaakaar ci président Amadou Makhtar Seye ndax da leen a woon ñu woo ne leen ñëw leen artisan du pour mag ñi artisan du pour ñu retraité artisan xale yi ne ci buntu di jàng métier dañ leen di gunge ñamagul métier te jàng métier dañ leen di gunge ñi nga xam ne nii gëlëm nañu ba xamuñu fan la ñuy dem ñu woo leen ne leen seen kër a ngi nii lépp lu ngeen soxla ñëw leen ñu defal leen formation wan leen yoon teg leen ci yoon ngeen mën na nekk ay chef d'entreprise yu kenn dul naa taple kon tey fii boo fi xoolee artisanat ay magasin fi ne magasin yëpp ay commerçant lañ te defe naa ñi ci ëpp fi lañ ne kon nag bu ñu nee nag artisan du commerçant defe naa dañoo réer dañ ñëw ci sëy mu gindi leen wala leen di artisan di liggéeyam. Adama moral bi fu mu toll mu ngi bon. xool yaa ngi féex alhamdulilah. mi ngi féex bu baax yàlla na yàlla fal cat. gërëm nañ merci. dafa am ñoo xam ne duñu ay artisan di ñëw di voter ñii ay commerçant lañu ñii dañuy jaay jën ñii toog ci kër rek togg ak yàq moo leen ko doon loolu nag danañ ko dénoncer am na benn GIE bu nga xamante ne c'est le président Seye ñoo fa ne man xam naa leen ñii dañuy jaay fëgg jaay ñii ay commerçant ay tissu lañuy jaay loolu nag daf fiy dakk dootul amati dama la wax sànq duñu xarum xaaf duñu xajum toppaat duñu xajum sàmm. mais est-ce que dem ngeen ci préfet gis nañ ko fi sànq dem ngeen si yàlla. préfet bett na daf ñu ñëw mais dinañ def délégation léegi dem si gouverneur ak préfet lii ñu régler ko une bonne fois pour toutes. waaw non xam nga boo gisee li waral loolu noonu am
ñun daf ñuy jaral ki nga xamante ne bi tey dañ ko fay indi muy voté te du artisan dañ koy porter plainte loolu dañ koy dénoncer pour ñoom ñu dégg ko c'est parce que la cas la enseignant bi mu fi mujjee woon a dal noonu la demee woon ba moom enseignant bi moo mujj ñëw di jéggulu c'est parce que boobu bu fekkoon ne tey topp nañ ko ba justice moom enseignant bi mën na dem ba ñàkk liggéeyam ndax dafa ñëw bon mbubboo métier jàmbur te liggéeyul loolu noonu moom moo fees fii dell ñun suñu côté camp man bokk naa ci ñi nga xamante ni ñoo doon def recensement pour ñi ñëw war a bindu mais man ku dul artisan du ma jël sa photocopie carte d'identité du ma jël sa attestation c'est parce que man yu mel nii laay bañ ndaxte ñun bu fekkee dañuy xeex ak adversaire bu mel ni sëy def fi 17 ans bon bu fekkee say arme dafa war a mat waruloo nekk ñu lay blâmer ci lenn loo xamante ni bi man tey sama côté camp dinaa ko doxal c'est parce que affaire bi dafa war a transparence te den njaaxaanaay fii chambre bi pour ñun artisans yi la mais pas jaaykatu jën bi pas ki nga xamante ni day toog ci këram di femme de ménage boo xamante ni bii ci këram rek lay toog ak ay jaaykat ci affaire non loolu dafa transparence wul ndax gis nga boo bëggee dégg-dégg gis nga tey képp koo xamante ni da ngaa jóge fële bëgg di ñëw di wote suñu place malgré ñu ngi koy def mais du loo xamante ni bii lu nu neex la. mais gis nañ ngeen taxaw ak léegi secrétaire général lan lay wax ci problème mais secrétaire général li mu wax mënuñu ko dindi ndax li tax mënuñu ko dindi mooy tey bu fekkente ne bi tey fusion électorale bi man dama ci nekk te duma artisan ma figuré wu fi nga xamante ni tey par exemple mooy liste bi yor sama carte mu valable kooku sa beneen adversaire mënu la très voté mais bu fekkee buñ ko saytoo par exemple ñu bëgg transparence rek tey su ma cité kii daal di ni kii kat du artisan loolu noonu vraiment balaa wote pour man war nañ ko war a mën a saytu laaj kooku lan mooy liggéeyam bon ñun am nañu temps am nañu ay oto yoo xamante ni tey par exemple mën nañoo dem ba saytu ñu ni fii mooy sa entreprise boo noonul entreprise nag su boobaa dañuy mën a taxaw daal ni kii kat du artisan ñu génne ko ci ñun su suñu wàll bopp ñun d'accord nañu loolu équipe boo xamante ni bi tey bu mën a saytu loolu muy oto yaa ngi fii région Thiès képp koo xamante ni bi tey yaa ngi fi ni entreprise nga yor mën na noo dawal suñu oto ñu dem saytu lool ndax am na wala amul. est-ce que yéen a ngi identifié ñi ngeen di wax ay commerçants. bien sûr. xàmmee nga leen bu baax xàmmee nañ leen mais sunu adversaire yi du ñu nangu par exemple tey loolu jëm kaw parce que soo waxee dañaa la boo figuré wu na ci fusée bi loolu lañ lay wax mais ala kulli haal sëy bi day tas élection chambre de métier yu mel nii c'est la première fois mu am fii tey la fi mas a am depuis bi chambre de métier des chambres de métier ba pare dañ leen a bëgg a xamal ni leen xale yi màgg nanu te xale yi xam nanu fi ñuy teg seen tànk te nag lu mag di def xale ko dàq yoon wi ñun ñoo leen ko gën a xam bon en tant que Thiès chambre de métier mel nii vraiment lii gàcce la ci ñun ndax li wér tamit li tax muy nekk gàcce ci ñun kii kenn ñi ma fi dox guddi da ngay fagastalu ñun dem nañu Mbour mais waa Mbour boo demee référence la dañu defar seen chambre bi ba nga xamante ni bi tey bu la neexee jërul sax ngay lalloo tëdd basan affaire yooyu mais dañ ko def ba mu noobule te président bi nekk fii fi nga xamante ni bi mooy sunu kër moom ñu jox ko téyeloo ko bon defu fi lenn loo xamante ni bii lu artisan di gis di kontaan mais xoolal mbalit mi ci kaw zinc yi xoolal lii tey par exemple tey boo da ngay ñëw gaare fi sa oto ci parking bi tey bu ngelawee boo génnee da ngay dem raxasi waat oto mais comme yéen a ngi laaj lan moo ci seen taxawaay non sunu taxawaay ñun am nañu bilan am ngeen bilan wala programme dama juum sax am nañu programme moom damay juum sax ndax moom boo ko laajee bilan mënu la ko wax présenté na ko fi barki dem non présenté wu ko woote na fii ñëw bi mu wootee journaliste yi fi ne il fallait ñu gën a xarañte ci seen laaj ñu tegal leen bilan bu leer nañ mais bilan formé naa kii formation bi muy def intérêt am daf ci nekk mais pas intérêt ki nga xamante ne bi tey mooy artisan bi muy formé. mais artisan bi ñu formé ko rek nga bëgg xamul intérêt ak leneen. xamul ñu njëriñal carte artisan bi bu fekkee xamul njëriñal carte ñu defee carte pour voter la non boo ko woowee pour formation. day ñëw ñun nag li nga xamante ni tey moom la ñu taxawee ñun suñu première problème mu carte yi ñun dañ koy régler bu ñu yàlla joxee chambre bi deuxième bi artisan boo xamante ni bi da ngaa feebar mbaxana lañ lay laajalee di la jaaj ay ndimbal pour ñu faj la boo néewee doole buñ la laajalee ñaari yoon ndimbal kenn dootu la laajalaat bu boobaa ordonnance maanaam juróom benn téeméer mën na laa yóbbu barsàq loolu lañ bëgg mu jóg fii. jërëjëf loolu mooy kaddu yi bu ko defee loolu lañ bëgg mu jóg fii loolu la daanale ay kaddu fi nga xam ne mooy élection chambre de métier comme ni ñu leen ko waxee électeurs yi ñu ngi ñëw di voter fekk nañ fi ñoo xam ni ñu ngi nekk ci secteur bi nga xam ne mooy couture ñu nuyu leen rek Maxtaar ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay sëñ Xaadim.
naka bis bi tey. waaw ñu sant yàlla bu baax a baax. ñëw ngeen pour def si seen devoir. waaw loolu la ñëw nañ pour def suñu devoir xool ban candidat moo baax ci pour artisan yi. parce que bëgg nañ aussi domaine artisan jëm ci kanam parce que bu ñu xoolee mbooloo mi fi nekk yëpp ñu xam nañ ni artisanal moo yor dëkk bi. kon nag war nañoo fal président boo xamante ne nii war naa xam ne kat war na xoolaat ginnaawam xam ne artisan yi war nañoo gën a dubba d'effort pour gën leen a taxaw. pour ñu gën a mën a dem ci kanam incha allah. ñu gën a mën a dem ci kanam loolu mooy kàddu Makhtar soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi leen di fay bu baax. tur bi. Anta Mbaye. Anta Mbaye foo bàyyi ko. man Kawsara. Kawsara Fall. ma ñëw pour voter si. waaw ma ñëw pour voter si. voter ki nga xamante ni daal mooy jàppale artisan yi rek noonu lañ dikk pour def ko. waaw koo xam ne daal dina jëriñ artisan yi. waaw koo xam ne daal dinañu jëriñ daal ñu gis ci suñu bopp. muy lu am solo président sant. waaw suñu xarit ñu ngi lay nuyu. naka bis bi. sant yàlla bu baax a baax. ñëw ngeen pour voter si. waaw ñëw nañ pour voter si waaw. ñëw nañ pour. rang bi dafa mel ne xat na de. waaw bon xaw na xat nag mais bon dañuy patienter rek am tuuti patience. waaw voter après dem toog déglu résultat yi. nga fàttali ñu foo bàyyi ko. waaw Thiali marché Thiali. marché Thiali yaa jiite téere marché Thiali. effectivement. jërëjëf président salaamaaleykum. moom xarit ñu ngi ziar baax. jaar naa la nuyu tey. tur beeg sant bi ak foo bàyyi ko. Mbaye lay di marché central. marché central nga ñëw pour voter si. bëgg waaw ñëw pour voter si def suñu. seen candidat suñu candidat rek. muy lu am solo waaw Serigne bi ziar nañ. ziar nañ la. naka bis bi. sant borom Tuuba. rang bi mbaa méttiwul. waaw xaw na métti nag. foo bàyyi ko. man maa ngi bàyyi ko Cité Senghor. Cité Senghor. waaye Serigne Sey domaine industriel. waaw ñëw pour voter wu rek. waaw fal ku bees nag. soppali changement nga bëgg. changement lañ bëgg. loolu am solo président Gora. waaw maa ngi lay ziar naa la. delloo ziar baax na. naka bis bi. sant yàlla baax. naka rang bi mbaa méttiwul. waaw xaw naa métti naaj bi tàng xaw naa tàng. naaj bi tàng na trop sax. ok da ngeen a naajoo jóg quoi. waaw dañoo naaj moo tax. waaw foo bàyyi ko. waaw maa ngi bàyyi ko fii Thiès. mat na fa liggéey ma sant à Thiès. jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay ziar. waaw yàlla na nangu ziar. naka bis bi mbaa rang bi méttiwul. déedéet taxu koo métti noonu. loo bëggee changement wala leen foo nga def ci kii. waaw changement nga bëgg kon. changement waaw. foo bàyyi ko fii. bàyyi ko Mbour 4 la sama atelier ne man menuisier métallique la. menuisier métallique ak aluminium waaw. as Guèye quoi waaw. jërëjëf soxna si ziar nañ. waaw ñu ngi leen di ziar. foo bàyyi ko. maa ngi bàyyi ko man na Fall. Madina Fall. waaw. lan ngay def ci métier mi. xanaa mbégte rek. waaw bëgg avancement rek. ban métier nga yor. man tailleur laa. tailleur la ziar nañ yaay aca loolu noonu la demee bu ko defee rek ñu ngi fi ak mbokk yi nga xam ne ñëw nañ voté si kii de dafa mel ne xàmmee naa ko kii ma taxawal nii dafa mel ne xàmmee naa ko de président ziar nañ. ñu ngi ziar président Khadim ñu ngi lay fay bu baax a baax. ana waa zone nord. waaw nouveau la zone nord ñoom ñëpp a ngi fa incha allah. waaw ñëw nañ voté si. waaw tey moom ñëw nañ massivement ñëw voté si li nga xamante ni moom la ñu moom muy chambre des métiers parce que élection yi dafa doon élection yi am solo parce que élection artisan yi la képp koo xamante ni rek foo nekk te doon artisan la nga war a ñëw tey teew pour mën a def li nga xamante ni moom mooy sa devoir quoi. mbaaram bi méttiwul. rang bi waaw métti na méttiwul mais aussi tamit mënut a ñàkk quoi c'est comme aussi tamit si la bokk aussi dañ koy nangu rek xam ni aussi tamit léegi mu jeex waaw incha allah waaw. lu am solo président Yankoba Ndiaye ñu bëgg la bu baax loolu mooy li nga xam ne mooy acte citoyen ñëw def sa devoir yaa booy ziar nañ. maa ngi ziar bu baax a baax. tur bi ak sant bi. Mati Ndiaye laa tudd. Mati Ndiaye foo bàyyi ko. Medina Fall laa bàyyi ko. Medina Fall. waaw Medina Fall laa bàyyi ko. nga ñëw pour voter si. waaw damaa ñëw pour voter si. waaw. rang bi mbaa méttiwul dafa mel ni rang bi gudd na de. waaw rang bi moom gudd na moom métti na. te it am nañ ci lu ñu naqari nag lool. ah bon waaw. ndax carte bi xam nga du ñëpp a jàng du ñëpp a mën a lire. kon war na noo def boo xam ne ci carte bi numéro 2 wala numéro 1 fi ngay watee bureau bi ngay watee nga xam ne boo demee da nga fay def rek direct. ndax damaa dem ca bureau bee rang ba sonn. ñu wàññi ko waat refilé waat ba ni ma ñëwaatal bureau numéro 2 te mag métti na trop. kon daal dafa waroon a am koo xam ne day taxaw rek pour. orienté nit ñi fi ñuy aw ak ni ñuy def. waaw waaye nag lépp jàmm ndax jàmm ak salaam rek laa fi gis macha allah. waaw jërëjëf loolu mooy kaddu yaay booy yi ko defee rek ñu nuyu yenn responsable yi nga xam ne ñëw nañ ci jour élection yi papa ziar nañ. waaw ñu ngi ziar. acca sëriñ bi ziar. garaawul. non jégal ma rek. acca loolu mooy kaddu électeurs yi incha allah noonu rek dañuy ànd ak mbokk yi kenn ku ci nekk ñu fekk la fa nga ne xool lan moo ci sa réaction ci jour élection yi incha allah bu ko defee rek am nañu mbégte déglu électeurs yi bu ko defee noonu la ñuy duggee rek ci yeneen camp yi incha allah. acca mbokk yi ñu ngi ci ak électeurs yi ak responsable yi nga xam ne ñooy ñëw di voter ci jour élection yu chambre des métiers yi yaay booy ñu ngi leen nuyu. ñu ngi leen di fay. tur bi nan la. waaw maa ngi tudd Soxna Anna Ndiaye nekk femme transformatrice di laal itam ci couture tuuti nag nekkoon élu fii ci chambre de métier de Thiès élu sortante la
noo gisee tey journée bi nga xam ne mooy élection yi. waaw di leeral aussi que ni maa ngi bokk ci coalition ànd gindi artisan yi mu nekk coalition boo xamante ni ay chef d'entreprise ñoom ñoo ci taxaw ànd ci ak sunu yaay Gaynde Kajoor Adja Maymuna Samb. ànd gindi askan wi kan moo ko jiite. ànd gindi artisan yi. ànd gindi artisan yi. coalition lañ def. dañuy bàyyi ba deuxième tour bi incha allah parce que dañuy dem wuti ay élus bu ñu wutee élus ba pare ñun ñu waxtaan sunu biir bu ñu waxtaanee sunu biir ñu am ku ñu jiital. non dañ fi léegi ñetti candidat Amadou Makhtar Seye Pape Demba Fall Ndiéguène Bada Ndiéguène. mën nañ ko nangu dañ koy nangu sax dañ koy nangu Bada Ndiéguène dañ koy nangu parce que nag wax dëgg neex yàlla moom ak Adja Maymuna Samb la ñu fekk ci biir chambre bi moo tax ñun bi ñu ñëwee ñun ñëw rejoindre leen mais comme c'est une coalition mën nañ comme surprise bi moom génn na nañ ko nangu rek. kon surprise bi mooy lan. surprise bi moo doon Bada Ndiéguène kon ànd nañ ci loolu. constat yi nga xamante ne nag def nañ ko fii tey ci biir chambre bi dañoo constaté un agent de l'État mi ngi liggéey ak xombal bu voté ñu gis fi itam soo gisee maa ngi yore feuille boo xamante ni ay réclamation yi nga xamante ni moom lañ ci bind la am na ñoo xamante ni ñoo ngi jaay jën marché am ñoo xamante ni dañuy jaay taabal seen koñ am ñoo xamante ni ay avec kese la ñuy gérer amuñu métier avec la moom la ñuy gérer am ñoo xamante ni ay maanaam griotte lan loolu moom mooy seen liggéey am ñoo xamante ni ay ménagère lan toog seen kër kese la ñu dem wutal leen ay carte chambre de métier ñu ñëw di ci voter ñooñu nag ñoo ngeeg seen tur xam nañ fi ñu dëkk aussi incha allah rabbi lundi matin de très bonne heure dinañ dem ci huissier mu dóor leen ay sommation te lii soo rappelé 6 ans ci gannaaw li bloqué woon chambre de métier du Sénégal yëpp lii la woon un enseignant bu voté mu bloqué chambre yi pendant 7 mois amul benn budget bu taxaw loolu moo waraloon lii l'histoire se répète bii nag duñu bàyyi mu jàll ñu constaté aussi des artisans yoo xamante ni ba ñu bindoo yàgg na renouvellement ba ñu bindoo yàgg na ñu bloqué leen xam nañ ni favorable ci seen côté ci côté président loolu moo tax ñu bloqué seen ay carte kan moo ko bloqué. mais le président moo bloqué carte yi ba tey ñuy doog a le 12 ñu leen di doog a defal seen renouvellement. mais président nee na moom deful ay carte wala wax. non carte yaa ngi ci biir xam nañ li ci xew loolu moom moo tax tey au niveau du Sénégal ñëpp yëngatu artisanat chambre de métier yëpp amul benn gouverneur bu wax ni jotul lettre boo xamante ni am na ay réclamation amul parce que ñun dañuy travailler au niveau national avec sunu naataango artisan yi chambre de métier yi dañu war a changer réforme bi ñuy jooy dañu ciy dimbale ay loi yoo xamante ni li tënk chambre de métier 1977 loolu dafay yàgg kon nag su fekkee ne dañoo bëgg defaruwaat il faut qu'on réforme les chambres de métier SNDA bi ñuy wax il faut président de la République il a mis tous les moyens dans le secteur de l'artisanat mais ça ne marche pas jërëjëf yàlla merci jërëjëf mbokk yi am nañ mbégte fekk fii ki nga xam ne mooy Aïssatou Fall Jarabi Couture di koo xam ni kenn dootu ko présenté ci milieu culture bi waaye rawatina li nga xam ne mooy milieu artisanal rawatina couture Aïssatou ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tey ñu fekk la fii ci jour élection yi chambre de métier. waaw sëñ Khady maa ngi lay ziar fi nga ñu fekk suñu kër la te yaakaar naa ne boo ñu fekkee suñu kër mooy wàcc ñu yoon bi. ñu ñëw tey jii ci élection chambre des métiers fas yéene fal suñu président muy Amadou Makhtar Seye ndaxte ku xam artisanat xam ne développé na ko indi na ci lu bari yaakaar naa ne tamit ku génn fii tuuti ci Thiès daw tuuti rek di nga xam ne macha allah Seye defar na artisanat bu Thiès ñii ñaan yàlla nag yàlla mi nga xamante ne moom lépp mu joxal ñu ko ndam li ndaxte liggéey na liggéey bu rafet ci biir artisanat ba tax na développement wu artisanat dañ ko ci am confiance ci moom
ndaxte mu ngi xool ñu développé artisanat ci wàllu secteur yëpp nag moo xam art moo xam ci lépp daal macha allah daal pour bañ a wax leen di fàtte leen maanaam développement artisanat daal macha allah Seye def na ko donc looloo tax tey ñu def suñu mobilisation bu am solo bi woo suñu bépp mbokk artisanat pour ñu ñëw ñu fal ko incha allah mu continuer liggéey bi. muy lu am solo tey dafa mel ni chambre de métier ku fi ñëw di nga gis mbégte ndax artisans yi génn nañ massivement ñëw def li nga xam ne mooy seen devoir tey jii est-ce que camp bi nga xam ne fa ngeen nekk muy camp Amadou Makhtar Seye est-ce que moral bi mi ngi baax fi ne nii. wala moral est bien parce que li ci am solo mooy électorat bi nit ñi ñëw voté te ku xool xam na ñoom ñëpp génn nañ ñëw voté parce que xam nañ li nga xamante ne moom mooy cër bi li nga xamante ne moo leen di yóbbu ci kanam mooy gën a développer seen liggéey ndax nit ki nag mënoo nekk di kaas naan baaxul te ñëwoo fi nga koy defaree kon nag fi nga koy defaree fii la kon ñun ñoo war a ñëw defar ko donc képp ku ñëw fii xam ni mu mel nit ñëpp ñu ngi am xol bu laab xol bu yaatu rafetlu ko def ko ci discipline xam ne yëf yi daal suñu yëf la. waaw suñu yëf la muy lu am solo looy wax artisans yi tey li nga xam ne moom la yàlla di dogal bu ci kanamee. waaw sant yàlla rek yàlla li muy def na ko ba pare di wax na ne kenn ku nekk nag xam ne lii loxoom da caa war a nekk ndaxte ak Amadou Makhtar Seye rek lépp dara du sotti kon kenn ku ne war naa mën a indi xam-xamam indi dooleem indi gis-gisam ñu àndandoo boole defar ndax artisanat dafa doon loo xam du yëfu benn nit dafa yaatu kon kenn ku nekk nañu bàyyi toog fi ñu toog di wax rek ak di sikkal ñi en général nag kuy sikkal nag da ngaa xamul sax te fekkee woo da ngaa woon ñu di fekkee di xam nga boo ne li baaxul tamit boo ñëwee defar defe naa dina baax kon nag maa ngi félicité ñëpp di encouragé ñëpp di wax ne ndam li ndamu ñëpp la kon nañ ci rafet defar ko ba mu rafet xam ne c'est le développement de tout un peuple man daal ci loolu laay woo di gërëm di sant. am nañu benn yóbbante boo xam ne dañ fee dajeeg benn mbokk yóbbante nañ ko ñaari yoon muy Njoba Sow. di sa xarit. nee na Amadou Makhtar Seye mi nga topp jëriñu la dara mosul laa defal dara boo ko wooyee du ñëw tey ngay sonn ci moom nee na du sa cër. waaw xalaatam rek la wax. xalaatam la wax ndaxte du doon ko woo ci xew rek ñëwul rek nga bàyyi ko kon ñëpp dañuy bàyyante. waaw koo woo ci xew nga xewle nga woo nit ñëwul nga bàyyi ko rek kon ñëpp kenn ku ne di nga bàyyi sa morom ndax léeg-léeg di nga woo nit mu fekk ko foo xamante ne du mën a déplacé wu kon nag du ñu mere kenn ñun dañuy xool yoonu liggéey la ñuy xool liy defar liggéey te dañoo gis ne mu ngi defar donc kon du suñu ennemi du dañoo war a xewle ñëwul rek dañ ko war a def ennemi waaw kon nag ñun dañoo gis ne mu ngi defar xëy na bu jour ba ñuy wootee dafa fekkoon ne amul disponibilité dafa jàppoon ñëwul ñun fa lañ ko jàppee rek xool liggéey bi muy liggéey mu rafet ñu gis ci suñu bopp rek ñu ànd ceeg moom ñun loolu rek la ñu gis kon daal loolu rek la du leneen ñu ngi lay fay. Merci beaucoup.